waaw ñu ngi nuyu ñëpp di leen ziare yéen ñëpp dañ fi ñëwoon wuyu si woote boo xam ne suñu mbokk càmm yi ñoo ko fi woote benn natt bu dal ci suñu mbokk moo xam ne ay nagam dañoo lekk bësi bësi nag buñ ko waxee waxuñu bu mag bi mooy bësi bi nga xam ne buñ daggee bësi mooy bii jébbiwaat boobu ñun ñëpp xam nañ ne nag bu ko lekkee ak lépp luy lekk ñax bu ko lekkee day am poson ci biir loolu nag ñi nga xam ne ñooy ay chercheur maanaam ñi ciy yëngatu peut-être ñoo ngi ci mais dañ leen di ñaan bu ñu mënee fexe ba ñu am xeetu basi boo xam ne moom du am jafe-jafe yooyu dinañu jàppale lool fii ci zone yi ñuy sàmm mais ma fàttali na nag fii ñu toll nii moom semence su basi bi ñu am fii nga xam ne moo nekk ci Sine Saalum ñu ci gën a bëri bu màggee amul problème donc bu xasee ba weesu presque 70 centimètres dootul amati benn jafe-jafe mais buy soog a sax nag moom yàlla def na ci moom loo xam ne da koy aar pour bañ ñu lekk ko donc lépp luy lekk ñax bu ko lekkee li ci gën a bëri bu duggee ci biir ci digestion bi day libérer poison bu ñuy wax cyanure boo xam ne day rey xeetu jur yu bëri du nag rek peut-être nag yee ko lekk tey mais bu ko yeneen lekkoon mu bëri tamit mën na leen indil ay jafe-jafe. ñu gis ne li nga xam ne moom mooy basi ak beneen bii bu ñu wax mu mutriwité jolfes saaño li taxoon ñu indi ko mooy ndox mi dafa xawoon a manqué te moom daanaka ndox mi moo koy ñoral te gis nañ ne basi bi sax mu ngi indi ay jafe-jafe ci suñuy jur lan mooy nekk solution. waaw am xam nga changement climatique bu amee ndox bëree tut suñu chercheurs yi aussi dañuy adapté wu maanaam dañuy wut xeetu jiw yoo xam ne dañuy méngoog loolu donc toll woon nañ fi ay jamono dugub yooyu liñ koy béy bëri woon na lool mais ma fàttali lor gi wax dëggal yàlla buñ ko waxee ni day mel ni bësi mooy lor déedéet il faut loolu wax ci leer bësi bi lorut dugubu bësi bi lorut saaño bi lorut dugubam lorut jébbit bi mooy lor mooy bu ndaw a ndaw bi buy soog a sax nii wala ñu dagg ko mu jebbiwaat loolu mooy lor mais bu ko weesoo d'ailleurs am na réew yu bëri tey dañuy béy bësi sax pour di ko jox ay nag ñu koy lekk donc dañ koy utiliser pour fourrage mais nag li ñu war rek mooy ñu sàmm ko ndaxte heure boobu buñ ko lekkee amul njëriñ parce que heure boobu non seulement bëriwut mais amagul dugub donc loolu naturel la lu yàlla def ci plante boobu la nga xam ne moom bu nekkee ndaw yi lekk ñax yëpp buñ ko lekkee dañu am problème maanaam day aar boppam pour mun a màgg donc loolu rek la donc ñun ñooy taxaw rek bàyyi ci xel fuñ ko gis ci saawa wala mu jege saawa wala mu jege dëkk waa dëkk bi jóg ci teel dindi ko wala boog bu ñu gisee sàmm mu jaar côté yooyu bu dee xamu ko ñu sensibiliser sàmm yi ba ñu xam ne ba si bu jébbee nag du ko lekk bu ko lekkee bu ci lekkee lu bëri day am problème en attendant nag ñu am beneen semence boo xam ne du ko def mais maanaam beneen jiw boo xam ne peut-être du def lii mais bii ñu am nii moom moytu rek moo ci sës pour l'instant wala boog buñ ko daggee am na yenn traitement yu ñu ko mën a def tamit ba dose bi wàññeeku mais loolu yëpp dafa laaj formation laaj sensibilisation ci ñi nga xam ne ñoom ñooy sàmm pour lor gi bañ a dal ci jur gi. merci beaucoup président. ñu ngi lay nuyu tey jii ñi nga xamante ne ñoo yëngu ci wàllu élevage ñoo fi daje woon tey ngir jàppale rek kenn koo xam ne si ñoom la bokk koo xam ne dafa amoon ndox wàcc ci moom ay nagam deet yi ñu doon def ndimbal yow nga nekk député du peuple département bu mbir ci laan naka nga gisee initiative nga xam ne def nañ ko fi tey ak sa teewaay fii nii ci ndaje ñu ngi leen di gërëm leen sant bu baax a baax di gërëm ñi fi teew yëpp di leen nuyu aussi di wax Ardo mu nuyul ñu mboolem yëpp nuyul ñu mboolem ñi nga xam ne teew nañ fi comme ni nga ko waxee sunu mbokku jullit sunu dëkkandoo moom la wax dëgg yàlla lii nga xam ne nattu dal ci kaw beneen nattu ndaxte yàlla moo ne wërsëg maanaam buñ ne wërsëg mooy alal ak li nga xam ne mooy njaboot nattu la ci doomu aadama kon nattu boobu bu beneen nattu ñëwee dal ci kawam dañ ko bàyyeeku moom kese à chaque fois doomu aadama su amee naqar soo ko bokkee ak moom naqar bi lu mu diis dina woyof parce que bu leen gestoo gis leen moo tax bi nga xamee ne képp kuy sàmmkat wala sax ngay ko xam ne dëkkandoom nga dégg nga ko nga ñëw jàppale ko ci li nga xam ne moom mooy naqar bi di ko ñaanal yàlla woyof ko bu baax a baax la nga xam ne moo fa jógee aussi yàlla indi leneen loo xam ne mooy raw loolu mooy gën a barke loolu donc ful ko bu baax a baax ñun nag li ñu ci war mooy ay facilitateur mooy ñoom seen kaddu fi mu mënta jot ñu jotal leen fa parce que ay parlementaire lañ maanaam mooy tey ki nga xam ne mooy service technique bi lépp loo xam ne def na ko ci wàllum ndimbal mu war a mën a jëm si ci moom ñu fexe ba nga xam ne ñu ngi ko war a jot ko lañ ci war a décider ñu décider ko bu mu retourné waat ñëwaat ci moom ñun loolu lañ mën te bu soobee yàlla lañ ci war a def dinañ ko def lañ ci war a toppatoo dinañ ko toppatoo parce que loolu mooy li nga xam ne moo ñu war suñu diggante ak askan bi parce que ñun askan bi moo ñu tànn yónni ñu
la nga xam ne mooy sunu alalu bopp ñu mën ko jël nañ ci lañ ci am akas néew tabbi ci donc boole ci li nga xam ne moom mooy élan de solidarité bi donc di ñaax rek béykat yi ak sàmmkat yi ndax ñaar ñëpp la mais rawatina nag ki nga xam ne mooy gën a yàqule mooy sàmmkat bi ñun ñëpp xam nañ ne gàncaxu basi surtout rawatina li nga xam ne moom mooy saxayaay bi rawatina li nga xam ne moom mooy jébbi bu bees bi ndax xam nga heure bi jur gi duñu am lu ñu lekk fu ñu gis lépp loo xam ne lu xaw a verte la rek dañ koy dawali wutali ko rawatina li nga xam ne moom mooy jébbi bu basi te boobu boo ko xesee rek amatuñ dara loo xam ne mën nañ ko cee def parce que posoñ la moo tax à chaque fois ñuy sensibiliser nit ñi d'abord béykat bi képp ku béy basi yow xam nga ni fi nga béy nii basi la te lépp loo ci mën comme ça bu ndox mi toqee rek fexeel ba la nga fa mën a kiyaat nga ñëw déjjatiwaat ko ba nga xam ne lépp jeex na sàmmkat yi aussi fépp fuñ ko gis balaa ko keneen di ñëw ñoom itam lañ ci mën a dindi nañ ko dindi ndax luñ ci gën a wàññi rek jàpp naa loolu en attendant ñuy amaale beneen solution loolu mun na nekk mais beneen bi mooy politique bi nga xam ne état war na ko def pour fourrage te damaa jógee fii di dem Taïfa bi ma ñëwee boo jub kër jam jibe ci toolu Baye Magan bi mi sa ndeyjoor ma gis nduranaabe yu bëri mbaar foofu ki ma àndal ma ne ko xoolal fii yëpp benn lekk nekku fi maanaam jur gi mën nañoo dox a dox ba sont duñ lekk dara imagine jur bu mu war a mën a toog ñetti semaine lekkul ba suur loof moo ci teg te loof bu ci tegoo dee moo ci teg ko ñàkk moo ci teg kon état il faut mu xool culture forage bi nan lañ koy mën a gën a góorgóorloo couloir de transhumance yi nan la ñuy mën a fexe bu am des centres de fourrage non seulement centre de fourrage mais centre d'aliment de bétail xam nga couloir de transhumance boo defee nii sa loxo nga jëlee ko Ngeekoox ba Koupentoum nga jëlee Jolof ba Nioro da ngay daje Mbirkilaan day nekk centre donc su boobaa lépp loo xam ne war na département Mbirkilaan dafa war a nekk loo xam ne fourrage ak aliment de bétail dafa war a accessible nga xam ne buñ leen ci dimbalee ci loolu maanaam tey bu doon saako bi doon jar junni ñoom bu ñu defee juróomi téeméer kële def juróomi téeméer loolu dina gën a mën a tax ñoom ñu mën a téye seen jur waaye dina gën a mën a tax ñu leen di jàppale ci loolu jàppale mi leen di jàppale du ñoom la ñuy jàppale mais réew mi la ñuy jàppale ci sécurité alimentaire ndax fii lu fa waay lekk wala nga naan ko dañ koo béy wala ñu sàmm ko ndax ci biir géej sax dañuy béy kon boobu bu fekkee dañ koo béy wala ñu sàmm ko kon béykat beeg sàmm gi boo ko jàppalee mooy réew mi nga jàppale kon loolu mooy indi sécurité alimentaire kon état bi nañ ci gën a góorgóorlu ba nga xam ne ñoom ñëpp liñ ci war a mën dañ koy def en tout cas ñun liñ ci mën mooy sensibiliser liñ ci mën mooy fexe bu autorité gën cee taxaw loolu liñ ci gën a góorgóorlu parce que duñ ci toqi parce que ñun mbéy ak càmm rek lañ am ñu leen di gërëm di sant bu baax a baax. Merci beaucoup donc d'abord nous saluons donc l'ensemble des populations surtout les éleveurs qui étaient présents à leur tête donc le Ardo que nous saluons au passage et que nous transmettons tout simplement toutes nos salutations pour l'ensemble donc des populations des éleveurs. Ce qui s'est passé, vous l'avez dit donc dans le département de Birkelane, c'est tout simplement donc des sinistres liés au bétail. Et nous l'avons vu, qui a perdu un éleveur qui a perdu plus de 22 têtes, ce qui est une calamité. Et nous, ce qu'on peut faire, c'est tout simplement amener notre solidarité, amener notre élan de solidarité. Et cet élan de solidarité-là, c'est l'ensemble des populations qui l'ont amené, que nous saluons au passage, parce que c'est ça que nous pouvons faire. Maintenant, au-delà de ça, nous, en tant que parlementaires, ce qu'on peut faire, c'est de faciliter, c'est-à-dire tous les projets que le département, ou bien ce ministère, le département ministère de l'élevage a, que le sinistré puisse en bénéficier. Et que le service technique départemental puisse faire son dossier. On va accompagner le dossier, suivre le dossier, afin qu'il puisse bénéficier de l'ensemble donc des services. Une fois qu'il a bénéficié donc de ces services-là, maintenant, ce qui reste, c'est l'accompagnement et permettre donc parce que s'il n'est pas le seul, il est avec son frère aussi a perdu 7 têtes, qu'il puisse donc bénéficier donc de ces bénéfices. Et une fois que ceci est fait, maintenant, le reste, c'est de la sensibilisation par rapport aux populations, mais surtout par rapport aux éleveurs et aux agriculteurs. Parce que je peux dire que cette céréale qui est le sorgho constitue un problème, surtout pendant les premières pluies, parce que tout simplement on a les boutures, et ces boutures, si vous les prenez immédiatement, il y a ce qu'on appelle donc il y a tout simplement un produit qui protège même la plante, et ce produit-là non seulement protège la plante, mais peut détruire, c'est toxique et peut détruire tout simplement donc le bétail. Maintenant, c'est à nous maintenant donc de les accompagner, de sensibiliser et essayer de voir donc d'enlever le maximum possible donc par rapport à cette plante, mais surtout par rapport à cette céréale qui est le sorgho. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci.